merci de nous rejoindre sur la TFM heure soir d'info jot nag ñu ñëw rek waxtaanee nu ñu koy defee saa su nekk rek ay ponk yoo xam ne tànn nañ ko ñëw fii indi ko ànd ci nag ñoo xam ni seen xam-xam jàpp nañ ne màcc na ci ngir ñu gën a mën ci indi ay leeral di leen nuyu bu baax a baax te leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay xibaar yi ak rédaction bi dinañu ñëw ci kanam ci wolof ak ci français nu ñu koy defee saa su nekk buñ ci noppee ci ñaareelu pàcc bi ñu jagleel ko bés bi nga xamante ne ni moom la Nations Unies taxawal jagleel ko ndaw yi ñu war ci nag def ab taxaw seetlu xool fan la réew mi toll ci wàllu doxalin ci ay jéego wala déet ci li nga xamante ne rek def nañ ko ngir aar ñi nga xam ni ñoo di tuut tànk dinañ ñëw it ci leneen loo xam ni am na solo mu yitteel nag borom kër yu bëri mu di nag courant bi ñu ne dina yokku à partir du 1er décembre prochain ñu nar fi dalal nag ki nga xamante ne moo di Momar Ndao jiite Ascosen du yàgg mu teew fii léegi bu ko defee ñu gën a yaatal ci li nga xamante ne rek mooy xibaar boobu nga xam ni commission nationale de régulation de l'électricité fësal na ko ma ci ànd nag mercredi bu jot ak Daouda Mine Daouda dalal jàmm. Merci beaucoup Aram ci invitation bi encore une fois. damay njëkkee si yow rek. en tant que chef de famille. ñu ne courant yokku na. yëg-yëg bi nga am. yëg-yëg bi may am yokkute moom amul benn chef de famille bu nga xamante ne da koo bëgg déjà man dama bokk ci ñi nga xam ne dañu yaakaar ni courant dafa cher au Sénégal biñ ko wàññee yàggul trop. ñu wëlbatiku tey ñu ne dañ koy yokkaat bon je comprends pas pourquoi alors ñu wàññi woon ko ba pare ba jox Sénégalais espoir ba pare quelque temps après ñu ne dañ koy yokkaat te ci li ma jàpp boog gisuma li nga xamante ne moom moo ko mën a justifier. bon peut-être ñoom ab nañ joxe explication parce que bu fekkee dañ ne baril du pétrole dafa yokk mën naa comprendre et si diggante bi gisuma yokk boobu am. ci information yi ma jot. donc li ma mën jàpp mooy peut-être Sénégal état du Sénégal subvention bi nga xamante moom la daan def peut-être pour homologuer les prix subvention boobu la bëgg a dindi. peut-être pour que ñu appliquer prix yi nga xamante mooy prix normal bi. bu fekkee ne loolu am na également je pense que état du Sénégal li nga xamante moom la jóge woon pour alléger au moins le panier de la ménagère. il faut que mu continuer ko parce que loolu lañ digg woon askan bi te loolu mooy li nga xamante ne moom lañ battre woon campagne loolu moo taxoon ñu fal leen et je pense que loolu aussi loolu la ñu war a ndax nekkul rek promesse de campagne parce que nag ci élection lañ doon jëm naam bu dee sax décision boobu su ma jumul 2017 la ko président annoncé woon ñu dugg ci année boo xamante ne 2018 mu dippee woon ko année sociale 2019 war a nekk élection yi quelque part aussi xel da doon njort ne ndax defuñu ko woon rek ngir fexe sénégalais yi seen xel dal bu ko defee bu ñu jubluwee ci élection yi buñ ci noppee ñu daal di mën a appliquer la vérité des prix. waaw man Aram dama bokk ci ñi nga xamante ne dañu yaakaar ni promesse de campagne moom moo fi war a jóg parce que ñi nga xamante ne moom mooy askan bi ñi nga xamante ne ñooy autorité yi nga xam ñoom ñooy demander seeni suffrage waruñu chaque fois di leen di nax ba nga xamante ne bu ñu soxlaa seen suffrage ñu ñëw dig leen lu nga xamante ne après bu ñëwee ba toog ba yaakaar ni confortable nañ duñ ko appliquer je pense que politique boobu dañ ko fi war a jëlee mu nekk lu nga xamante ne yow boo ñëwee diggee lu nga xamante ne da nga koy mën nga wax ko askan bi askan bi fal la ci loolu boo ñëwee nga toog nga appliquer mais parce que yaa ngi jëm campagne da ngay diggee lu nga xamante ne boo toogee ba confortable doo toog ko defati man pour man loolu du politique mooy wax li nga diggee li nga xamante ne moom nga mën wax li nga xamante ne moom mooy li war askan bi wóolu la ci loolu fal la ci loolu boo toogee également nga appliquer li nga xamante ne moom nga digge woon mais wax dëgg yàlla li ñuy gis la plupart da ngay dégg ñu ne les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient. donc promesse de campagne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gëm rek lay engagé mais je pense que race politicien boobu war nañ ko dépasser politique bu nga xamante ne 1960 ba léegi loolu lañ doon appliqué léegi je pense que il faut falloir que ñuy am courage jàkkaarloog jàkkaarloog askan bi wax leen dëgg. wax leen li nga xamante ne moom mooy am dig leen lu nga xamante ne bu ñu toogee leer na la ne dinañ ko mën appliquer. je pense que loolu mooy li nga xamante moom moo war. ñu ci bëri ci sénégalais yi amuñu culture di saytu. di xoolal seen bopp. lan la ñuy consommer naka lañ ko consommer. da ngay ñëw rek ñu présenter la benn fiche wax la ñoom nan lañ ko calculer. mais tey amuñu possibilité boobu. am benn système boo xamante ne mu ngi fi. mën la permettre nga xayma
yow gis ne niñ koy daggee wala niñ koy tarifié par rapport ak li ngay consommer nii la tëree mais loolu noonu it ndax jotul it réew mi def si ay jéego te ci secteur yu bëri nag du courant bi rek mais am na si yu bëri yoo xamante ne boo jëlee sax sa téléphone yenn saa yi di nga am possibilité xam tarification bu yenn promotion yi amee wala yu mel noonu amatoo ci benn contrôle yooyu noonu yëpp day nekk loo xamante ne encore une fois consommateur bi mooy supporter. non dëgg la parce que le droit à l'information dafa nekk lu nga xamante ne askan bi ñoom ñoo ko moom c'est consacré par la constitution képp kuy citoyen sénégalais war nga xam sa dëkk nu muy dox nu ñu koy doxalee bu fekkee ne am na looy fay également war nga xam na ngay fayee nan la koy wax sa prix yi nga xamante moom ngay fay nan lañ ko appliquer war na leer sa bopp. je pense que loolu nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy responsable ñoom ñoo war a appliquer prix et puis juste ñuy def transparence transparence bi moom mooy lañ bu ñu nee yow da nga war a fay facture 10 000 francs ñu mun la wax ni 10 000 francs boobu nii lañ ko faram-fàccee lii mooy li nga xamante da nga ko consommer lii taxe la lii taxe la total bi nekk lii nga mun xam pare sa taxe bi nga xamante ne parce que yaa benn taxe bu nga xam ne ordure ménagère par exemple bu nga xam dañ koy def ci facture téléphone yi facture courant yi fi mu toll nii mais ñu bëri tey ay charrette ñooy jël seeni ay charrette ñooy dañuy abonné wu dañuy ñëw ordure ménagère ñu ko leen koy prélever ba pare ñoom seen bopp dañuy wëlbatiku di jël ay charrette di leen fay xaalis di abonné wu foofu pour que ñu mun génne seen ordure ménagère je pense que loolu noonu il faut que transparence boobu mun am bañuma nga ne ma il faut que ma appliquer la vérité des prix parce que tout simplement ni la mais il va falloir que man également nga expliquer ma ba ma mun a xam man taxes yi nga xamante ne dañ ma koy fay taxes yi nga xamante ne dañ ma koy dagg dañ may dagg impôt sur le revenu dañ may dagg ay TVA dañ may dagg loolu yëpp ma mun a xam li nga xamante ne moom mooy ay taxes yu nga xamante ne ñoo ma koy dagg ay yenn yu nga xamante ne ñoo ma koy dagg ma mun a xam fan lay dugg mais su fekkee ne yow yaa ngi ma koy dagg ba pare di yokk prix te yow mi nga xamante ne yaa ngi jël loolu nga xam ne dañ ma ko prélever comme taxe def ay dépenses yu nga xamante man je compte ay dépenses de prestige la bu boobaa dafay jiixi jaaxa mais est-ce que consommateur bi tam mi ngi def effort di xeexal boppam wala boog di gëstu ca anam bañ koy xeexalee xam nañ fi yenn ci ay structures yoo xam ne ñoo taxaw di aar consommateur yi te ñooñu ñu si bëri seen initiative bu bopp la ñu def ko rek am ci yéene yenn saa yi dañu naan la sax ñun faye ñu donc dañ koy def rek parce que dañu bëgg a jàppale consommateur kooku nga xamante ni tey bu amee possibilité jàppale la ci ay moyens mu def ko bu amulee mu am fu mu gàllankoor ndax jotul tamit nit yi gën a taxaw ci li nga xamante ne rek mooy li nga xam ni moom ñoo ko moomal seen bopp bañ rek di xaar saa su nekk ñu leen di defaral. waaw xam nga la plupart dafay am lu nga xamante ne il faut que am ko organiser mbir yi parce que citoyen sénégalais bu nekk muy yow muy man mënuma jóg ne damay xeexal sama bopp il faut que mu am un cadre bu nga xamante ne moom mooy permettre regrouper ñu pour que ñun ñu mën a dem di seetu suñu bopp. ñu nekk lanceur d'alerte. waaw peut-être ñu nekk lanceur d'alerte mais ku mel ni par exemple ay yenn association comme par exemple ay ASCOSEN wala SOS consommateur. ñoom ñoo war a nekk ñu nga xamante ne ay association nga xamante ne dañu jóg ne dañu xeexal ak yelleefu ñi nga xamante ne ñoom ñooy consommateurs yi. je pense que ñoom ñoo mën a organiser loolu yëpp citoyens yi topp leen ci pour que ñu mën a def li nga xamante ne moom moo war. jërëjëf ñu ngi fii ak Momar Ndao jiite ASCOSEN monsieur Ndao dalal jàmm ci plateau bi. maa ngi nuyu ñuy seetaan di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. di jégalu ci tardé quelques minutes. alors ñu njëkkee li nga xamante ne nii moo yéem borom kër yu bëri moom lañ doon waxtaanee léegi rek ñu xëy ne dañ koy yokk courant bi à partir du 1er décembre man j'ai envie de dire fan ngeen newoon bañ ñu jékki-jékki rek ne dañ ñu koy yokkal. waaw xam nga sax ñun problème bi daanaka ñoo ko andi. parce que ñun ñoo wax état wàññil ndax bi ñuy wax wàññil boobu dañ ne woon njëg bu baril bi dafa wàcc ci à l'étranger ñu ne état kon wàññil état wàññi bi état wàññee 10% dem ba ci digg bi mënatul a dem comme mënatul a dem nag léegi mu ne man li ma wàññoon 10% laa wàññoon nañ ko delloo fa mu nekkoon ndax mënatuma dem ndax xam nga dafa am benn commission bi ñuy wax commission de régulation du secteur de l'électricité mooy saytu Senelec ndax li muy liggéey jaar na yoon wala déet. waaw léegi nag chaque année dañuy xool li Senelec wax ne moom la dépensé moom la jonkonteel ñooñu bu ñu xoolee ne non Senelec d'accorduñ ci lii bañ ne d'accord nañ ci ne lii mooy dépense yi ñu ne kon nangam la Senelec war a am li Senelec war a am nag day mam manquement souvent su amee manquement ñoom ñu ne comme lii moo manqué. na état bi complété ko wala ñu yokk courant bi. donc depuis 2009 ba léegi benn yokk amul parce que état musul nangu ñu yokk mais su nanguwul ñu yokk te xaalis bi nga xam ne moom la war a dugal pour équilibrer mbir yi
parce que du Dakar rek ñoo war a am courant ñu nekk ci région yi war nañ am courant ñu nekk ci village yi war nañ am courant te am na benn programme 700 milliards bu ñu war a def pour que képp koo xam ne yaa ngi dund fii ci Sénégal nga am courant donc day laaj ay investissement yoo xam ne il faut ñu dugal ko léegi nag su fekkee état bi dafa wax danaa bu leen yokk danaa dugal li manqué danaa ko complété te li mu yor matul mu dugal tuuti bu yàggee da koy deseel plus ay bor yoo xam ne ay yu mel ni ki ay hôpitaux yeeg yooyu ñu ci bari duñu fay courant donc dafa am bor yu bari yoo xam ne état bi amel na ko li nga xam ne mooy lu war la kon yokkute bi waaw parce que bu ñu yokkul xam nga li ñu daloon ànd naa ci ñàkk pexe parce que ñun mosuñ d'accord lépp luy jox jëm ci yokk ñun dañuy wax ne lépp luy yokk d'accord uñ ci ak quelque puissent être les explications mais tey jii li nga xam ne moom moo am mooy yokk ñàkk pexe la comme ñun ñoo puusoon état ne ko wàññil conditions yi mu wàññee woon léegi dafa soppeeku parce que ba ñuy wax wàññil boobu baril bi demoon na ba ay $35 léegi dolli baril baa ngi ci $62 kon conditions yam nekkee woon ba mu wàññi conditions yi changé na su conditions yi changé état continuer di yenu su demee ba toqi au lieu que Sénélec di am jafe-jafe ñu ne état yi nga wàññoon jëlaat ko pour que ñu kon ne am courant parce que li ñu gënal mooy ñu kon ne am courant plutôt que ñuy ñàkk courant. Il y a de cela 5 mois am na cadre bu ñu taxawaloon. Les différentes parties notamment directeur de cabinet bu ministère du pétrole. teewoon fa. ak commission bi mais boobu noonu ñu ngi doon junj ne dinañu yokk nit yi doon ko wax presse bi commencé ko woon distiller lan moo tax boobu. teeluñu woon wax nit yi ne ci lii la ñu jëm ñu bàyyi ñu ci biir. ba jamono ji ñu daan ne ñu léegi dañuy yokk. xam nga boo seetloo am na benn tàng. liggéeykat yi syndicat yi xaw a wax ne woy Senelec li ko état bi amel bari na trop parce que boobu ñu ngi doon ay 247 milliards léegi ci diggante bi sax yokk na ba am ay 260 et quelques milliards mais xam ngeen ne su fekkee yow da ngay liggéey ñu lay amel su yàggee li nga war a programme yi nga war a def yëpp dootoo ko mën a def entreprise bi dootul liggéey comme ni mu war a liggéey day jéem a taqale fii pour mun cee génn comme ni mu war a génnee ci affaire bi plus yi nga xam ne mooy investissement yi nga xam ne war nañ ko def yooyu yëpp dafay tax ba déficit day am léegi su déficit amee ci li nga xam ne moom la commission de régulation sas Senelec ne ko lii mooy revenu bi ñu la dégg kon état dafay compenser léegi su état compenser tuuti desel ko muy benn bor collectivité locale yi ameel ko muy beneen bor hôpitaux yi ameel ko muy beneen bor yenn camps yeeg yooyu bari ñu bari dañu ñi ameel. léegi ménage ak entreprise ñoo war a encaisser. déedéet du ménager ak entreprise ñoo war a encaisser mais ñëpp ñoo war a encaisser boo xoolee tey jii li nga xam ne moom moo manqué 26% la du revenu. oui 26% yooyu état bi moo jël 20% yi 26,5% la 6,5% yi mooy li nga xam ne moom mooy effort bi consommateur yi di def. mais effort la boo xam ne fañ nekkoon presque la ñuy delluwaat mais dina xaw a manqué tuuti parce que boo xoolee avant ñuy wàññi 10% yi. première tranche mi ngi woon ci ay 106 virgule te fi mu ne nii boo xoolee première tranche mi ngi nekk ci ay 91 yooyu donc ça veut dire que ba tey néew doole yi ñu ngi leen di épargner par rapport ak yokk bi parce que ñun toujours dañuy wax ne bu yokk mënta am ñi gën a néew doole nañ fexe ba duñ yëg mbir mi yenn jafe-jafe yi. waaw man bu ma lay déglu explication yi ngay joxe dafay mel ni. que yow ci gouvernement bi nga bokk yow yaay expliquer li nga xamante ne moom mooy yokk boobu. tey bu fekkee ne da nga doxalee noonu pourquoi yow bàyyiwuloo gouvernants yi nga xamante ne ñoom ñu expliquer. argument yi nga joxe ne. parce que tey bu fekkee ne doxalee nga ni kan mooy ki nga xamante ne moom mooy défendre consommateur yi. xam nga li maa ngi défendre consommateur yi moo tax ñu obtenir 10% mais conseiller la. ah présidence conseiller. justement attention du loolu man li ñu xamul mooy depuis 15 ans maa ngi liggéey présidence. pourtant bi ñu may mars 2008 di ma jàpp kenn waxul ne conseiller la. donc ñu yeggali ci affaire bi. entre temps am na yeneen dossier yu bëri yoo xamante ne maa ndaw mere nañ la ci. non xam nga moo wax la dara li gën a yomb tey. xam nga li gën a yomb. mooy ne ñëpp xam nañ ne kenn d'accordul yokk. nga taxaw ne oui c'est pas normal ñu yokk. mais yow di ngay ne xam ne di ngay nekk de mauvaise foi parce que xam nga li xew. xam nga ki xamul li xew. ak ki xam li xew mënuñ bokk wax façon waxiñ. maanaam tey jii yow mu leer la ne la. situation bi lii mooy situation bi état bi ameel na Senelec près de 260 milliards góorgóorlu na sax def 125 milliards donc et que des na encore presque 140 encore quelques milliards yu ñu war a dugalaat pour mun a fay bor yi boole ko ak li manqué 20% yi état war a gàddu sur 26% yi loolu yëpp am mu nekk dëgg nga xam ko man de wax dëgg yàlla sama papa ki muy dund dafa ma doon wax ne ma booy àtte sa mbokk àtte ko ci dëgg
kon li gën a yomb mooy wax consommateur yi ooy d'accord ñu ci yokk bi ñu ne ooy ndaw nangam mais man du ma def loolu su Sénégal yëpp jëmoon gauche te gauche baaxul ma ne gauche baaxul donc je pense que responsable mooy nga wax Sénégal yi luy dëgg lan la ndax xam ngeen ne 2009 ba tey ji yokk musul am mais gis ngeen ne 2012 2011 2009 yooyu yëpp dafa amoon jafe-jafe ci mbirum courant bi ba nga xam ne nit ñi dañoon wàcc ci mbedd mi ne na courant ñëw pourtant yokk amuloon lan moo gën ñu am courant wala ñu yokk pourtant à l'époque mënoon nañ yokk mais état nanguloon yokk parce que ñun dañoo waxoon ne sonn nañ ci yokk yi état bañ a yokk tey jii ñun ñu ne na état wàññi parce que boobu xam ngeen ne 2006 baril bi wàccoon na ba ay $35 à un moment donné moo taxoon ñu ne nañ wàññi en 2017 état ne ok d'accord nañ wàññi état wàññi mais prix yi léegi fi mu ne nii boo xoolee baril bi mu ngi ci $62,5 ça veut dire que conditions ya taxoon ñu wàññi changé na léegi bu conditions yi changé 2017 ba léegi ñoom ñu ngi koy gérer di ko gérer suñ mënatu la dem nga xam ne mënatuñoo dem. mais sa rôle tey intérêt consommateur mooy courant ñëw. sa rôle li daaw da wax. parce que man dégguma réponse bi wala boog bàyyiwuma xel ci li nga wax. waaw sa rôle mooy nga défendre consommateur bi. ndax sama rôle mooy ñàkk a wax dëgg ma àggali sama question. ci ñu wàññil ko ndax consommateur loolu lay bëgg ñu wàññil ko wala nu mu gën a yombee ci poosam. wala nga jéem ñoo expliquer décision du gouvernement parce que man li may dégg ci li ngay wax ni mooy da ñuy jéem a fexe ñu comprendre lan moo tax ñu koy yokk. déedéet du loolu de. lan la man consommateur bi laay défendre. gis nga 2009 bi nga xamee ne yokk mënut a ñàkk man maa ne nañ changé ni ñuy calculer njëgu courant bi xam nga bu njëkk noo gën a consommer li ngay fay gën a yomb troisième tranche moo gënoon a yomb première tranche ak deuxième tranche man leen bu ñu demee ba nga xam ne yokk mënut a ñàkk kon nañ épargner borom doole yu ndaw yi. ma ne leen koo xam ne dafa am frigo ak ay lampe kese li muy consommer par mois à peu près 250 kWh la kon kooku prix yi gën a faible nañ ko def. Senelec calculé waat ne ma non 250 yi day bari pour première tranche léegi dañuy def 150 kWh yi mu gën a yomb léegi boo demee diggante 150 ba 250 kWh muy deuxième partie bi mais prix bi day xaw a changé tuuti mais première tranche ba 250 kWh maanaam première tranche ba deuxième tranche duñ fay TVA loolu man mi maa ko xeex pour ñu dimbali ñu néew doole ñi donc kon man intérêt consommateur yi moom mooy sama élément de base. tey jii xam naa ne su ma waxee gars yi ne nañ d'accord nañ ci ñu yokk ñu bari dinañ ma mere. non yow d'accord nga mais dëgg ko mënul waxee noonu rek xam ne d'accord. non dama lay expliquer rek su ma ne d'accord nañ ci yokk ñu bari xam nga dinañ ma mere parce que bon dañuy xool dans l'immédiat rek luñ bëgg lu yomb mais li nga xam ne moom mooy dëgg mooy 2012 bi ñuy wàcc ci mbedd mi di wax nañ indi courant. yokk amuloon courant moo ñëwuloon parce que. dañoo bañ a yokk ba société bi am jafe-jafe kon est-ce que lii dal 2012 moo gën wala ñu delloo prix bi fi mu nekkoon puisque ñun ñoo obtenir woon wàññi état wàññi 10% dem ba càng ne li ma taxoon ma wàññi ko kat conditions yi changé na ndax bi may wàññi boobu baril bi ngi $35 léegi dem na $62 donc il faut kon ñu delloo ko fa mu nekkoon la rek te boo koy xool sax prix bi nga xam ne moom la nekk léegi pour ñu néew doole ñi 91 virgule lay doon. te boobu temps avant wàññi boobu mi ngi nekkoon 106 kon ba tey pour ñooñu boo xoolee par rapport ak situation d'avant bi ba tey ñu ngi leen di épargner. mais da nga ne sànq depuis 15 ans yaa ngi ci gouvernement bi mais man impression bi may am Momar Ndao bi nga xam ne dañ ko daan gis du temps du régime de Abdoulaye Wade. ak Momar Ndao bi nga xam dañ koy gis ci régime bu Macky Sall dafa am différence si waxin bi ci jëfin bi. lan mooy différence bi. Abdoulaye Wade sax sama xarit la man. sama xarit la waaw mais Momar Ndao boobu ak Momar Ndao bii wute nañ léegi damay joxe benn exemple. waaw xam nga 2008 dañoo marche pour ñu wàññi njëgu ceeb bi xam nga lu taxoon ñu marche parce que kii yore woon ministère du commerce bañ ko waxee ne ko gars yi dañoo yokk 100 francs te teguñ ko ci yoon moom daf ne solution amul nañ xaar 2015 ñu ne ko solution am na mu ne non solution amul ñu ne kon dinañ def bruit su ko defee président àtte loolu taxoon ñu marche mais tey bu fekkee ne da ngaa nekk koo xam ne boo ne ko jafe-jafe bii la gars yi am mu ne solution bi lan la nga proposé ñu def ko soxlawul marche li am solo mooy résultat boo xoolee depuis 2012 ba léegi li ñu am ci ay baisse mosuñ koo am boo xoolee total yi nga xam ne ay wàññi lañ am lépp la ñu mujj a wàññi fii lépp ça fait 1,95 million francs d'économie sur un an pour quelqu'un boo xam ne da nga am oto dëkk Dakar yore 10 personnes. boo wàññee fii yokk fee nag moom. non fan lañ wàññi yokk fenn. carburant bi yokkaat. carburant bi mooy kii bi la mooy wàññi. carburant bi moom rek la à part carburant bi nga xam ne
yokk na ci 2018 bi 2018 2019 depuis 2012 ay wàññi rek lañ am tamit nit ki dëgg ngay wax parce que aussi man fay rek laay wax su fekkee baax na ma ne baax na su baaxulee ma ne baaxul mais 2012 ba léegi boo xoolee li ñu wàññil gaz ñaata la doon jar gaz léegi 2885 lay jar gaz dem na bay jar 4500 pourtant conditions yi su changé dañuy pousse ñu wàññi te gis nga même bi ñu yokkee carburant bi ndax li prix baril bi yokk gaz changé wuñ ko gaz changé wuñ ko wàcc na ndax boo xoolee en 2015 fi prix carburant bi tolloon gasoil mi ngi doon jar 792 léegi gasoil même malgré yokk bi mi ngi jar ñaata 655 kon ba tey wàññi mi ngi am Sénégal nag mooy dëkk boo xam dañoo bëggul yomb bëgguñu ku leen wax dëgg man de duma leen wax lu leen neex damay wax li nga xam ne mooy dëgg sama aqulaay taala lay wax affaire bi ñun suñ sañoon benn yokk du am wàññi rek mooy am mais bu fekkee da ngay wàññi ba tax dama lay jox benn exemple Sénélec bokkoon ba amoon na ay jafe-jafe ba nga xam ne bi nga xamee ne courant bi doyul Sénélec ñemewuloon sax di taxawal centrale am pour entretien ko soo ko taxawalee entretien tuuti ngay dépenser mais dañ koy dawal ba mu ne këj mu war a dépenser ay milliards du am fu mu ko dugal loolu yëpp bokk na ci jafe-jafe yi. parce que mais léegi mu ngi jaay ci sous-région bi kay kon matal na. déedéet du affaire yi matal na boo xoolee li ngay toggee courant ak li nga koy jaayee su fekkee li ngay toggee courant bi mi ngi tëbbu ci prix yoo xam ne maîtriser woo ko moo tax actuellement boo xoolee ñi ngi def ay solaire ñi ngi def ay éolienne ñi ngi def charbon mais bu gaz génnee. non gaz pétrole moom bëgguma ko dégg parce que Sénégal bi koy non wax xam nga bu gaz génnee suñu doom ñoo ko fii fekk. non bu gaz génnee. balaa ñu koy découvrir. nee nañ 2024 ba exploité ba raffiné. non 2024 la ñëw na ba pare parce que ñu ngi ci 2020 daanaka donc bu gaz ñëwee Sénélec mi ngi defar ay machine am yoo xam ne pour que même machine yi doon jël fuel muy jël gaz su ko defee suñ gaz lay doon day gën a yomb. donc li gën a yomb tey. mooy leader bu taxaw ne waaye accord yokk bi loolu mooy li yomb ñëpp mun nañ ko def mun naa ko def mais man su ma ko defee su ma tëddee du ma nelaw parce que bu boobaa danaa wax loo xam ne gëmuma ko danaa wax loo xam ne du dëgg. yaa ngi yor association de consommateurs jiite ko di liggéey tamit ci présidence naka ngay def ba départir ñaari Momar Ndao yi ñu xam ni kii. léegi waaw parce que taxawaay bi nga war a am tamit ci en tant que conseiller technique foofu noonu dina am solo ñu xam ko ak taxawaayu consommateur. voilà léegi bés boo xamoon ne association de consommateurs kuréelu état la. ñu lay fay salaire mu nekk sa liggéey suba midi ngoon bu boobaa doo ko booleeg dara mais tey am ngeen réseau de journalistes am ngeen syndicat de journalistes am ngeen syndicat de travailleurs ñooñu dañuy liggéey ci état bi opposition ñi ci bari ñuy wax ni ci état bi lañ dañ liggéey alors donc liggéey ci état bi du dara liggéey la rek soit ñu ne xanaa bon président association consommateur dafa war a nekk chômeur warul liggéey fenn. waaw mais différence bi. comprendre différence bi. avantage la sax. avantage la que nga nekk am possibilité di wax ak kilifa yi avantage la. donc parce que booy défendre consommateur mënoo wax ak kilifa yi doo am résultat. donc li ma jàpp changement bi nga xamante ne moom moo opéré ci unité Momar Ndao mooy le fait que mu nekk conseiller technique. am na beneen ndomba tànk bu nga xamante ne am na ci yow moom mooy conseil économique social et environnement. non nekkatuma conseil économique et social depuis kañ. depuis 2012 maanaam bi nga xamee ne Ablaye Wade wàcc na. bi ñoom Macky Sall ñëwee dañ ne Momar Ndao Ablaye Wade la faral. ñu dàq ma conseil économique et social. mais boobu dañu waroon a jël beneen consommateur. parce que conseil économique et social dafa war a am def la ministre conseiller. dafa war a am par force représentant consommateur ndax fu syndicat yi nekk kii yi nekk fa nu mu tudd. entrepreneur yi nekk fa war na am consommateur yi donc actuellement jëlee nañ ma fa teguñ fa kenn comme consommateur te war loolu c'est pas normal léegi nag man boobu fekk na maa ngi liggéey présidence li ma nekkoon conseil économique et social yëpp te man keneen laa désigné woon ki ma désigné jëluñ ko ñu jël ma man keneen laa désigné woon pour mu nekk conseil économique et social musuma demandé nekk foofu man problème bi ma am problème bi ma am mooy di bu fekkee yow da nga nekk koo xamante ne ministre conseiller nga yow action gouvernementale da nga am obligation nga défendre ko parce que tous les ministres conseillers quand même dañuy défendre li nga xamante moom mooy action gouvernementale bàyyi ma yeggale comprends nga action gouvernementale da nga ko war da nga ko war a défendre en tant que ministre conseiller tey jii bu ma lay dégg ne Macky Sall n'a pas besoin d'avoir un conseiller pour que moom muy loi bi nga xamante ne bëgg na ko appliquer nga xam yokk bi mu bëgg soxlawul nu ko koy défendre parce que yow tu le fais si bien moi je me dis
en tant que association de consommateurs est-ce que ci ASCOSEN amul kenn ku nga xamante ne mën nga ko déléguer pour que xeex boobu moom mu def ko yow nga dem nekk ci gouvernement bi. non non alors mais xam la nga réponse monsieur Ndao la réponse da nga koy denc ba après parce que il faut ñu dem pub ndax tamit ci la bokk publicité ñu daal di ñëwaat. D'accord.